kooku wax naa ko léegi tout à l'heure ginnaaw bi nga xamante ni bii aussi génn nañ ci élection locale yi ak coow yi ci am yëpp nga bokkoon ci coalition Jàmmi Gox yi nekkoon candidat fii ci commune bi nga nekk tabax fakal la gis nañu li ci xew lépp ñu dëgmal nag li nga xamante ni mooy législative yi ban position nga taxawee ak aussi tamit ban taxawaay nga ci am en tant que doomu gox bi. waaw comme taxawaay bi ñu amoon ci élection locale yi rek comme li ma waxoon ña ma doon nekkal surtout fii ci Thiès ma leen c'est une question de génération parce que réew moo gis wax nga ko sànq day dox dëkk yi aussi dañuy dox et que Thiès dañu fi nekk di liggéey pendant des années di yëngu ci lu bari donc am na loo xamante ni suñ ci yëgee war nañu mën a jël suñu responsabilité ñu laaj li nga xamante ni yaakaar nañ ni am nañ ko fi ci as cër te bi ñu ko laajee aussi yàlla jox nañu li nga xamante ni moom la ñu war a am mu doon des résultats satisfaisants pour une première participation sur lu mat ay 14 coalitions soo mënee génn ci juróom yi mooy que ni def nga lu am njariñ li ci des nag mooy li nga xamante ni moo génn ci urne yi man l'option que j'ai ci wàllu résultat d'élection dama naan il faut tout le temps respecter la volonté ou la décision populaire sortant des urnes ndax ay nit ñoo koy tànn ay nit ñoo koy voté et nit ñooñu di ko tànn di ko voté par respect pour ñoom moo tax nga war a mën a nangu li nga xamante ni mooy génn li ci des nag mooy am na ñu fi yàlla teg par le biais des populations ñu ñaanal leen ci suñu biir xol que ni mbëbët yi ñu amoon ñun ci yéene ci mu rafet nga suñu yàlla joxoon mbir mi noonu lañ koy defee yàlla na yàlla def ñoom ñu am lu ko ëpp loolu yàlla na yàlla def ñoom ñu am lu ko ëpp wala ñu ko raw ndax su fekkee ne njariñ li rek mooy dimbali askan wi ak population bi noonu la war a demee fan lañ la mën a xaar ci législative yi ci taxawaay comme dokkoon nga ci candidat wu élection locale yi yàlla dogal aussi ngeen ñàkk ci coalition boobu fan lañ la mën a xaar en tant que quelqu'un koo xam te ne doomu réew mi nga. waaw élection législative moom xëy na c'est l'occasion toute faite mais nous sommes en train de compiler suñuy parrainage ñu ngi ci yoon bi di ko teg suñu caution daanaka mat na. donc incha allah ci suñu kàttanu suñu borom danañ dem ci élection législative ndax parrainage yi ñu doon laaj dox nañ ci ak ñi ñuy liggéeyal ba daanaka sotti na li nga xamante ni moom la ñu doon demandé pour caution aussi daanaka ñi ngi ciy liggéeyal aussi au plan national ñoom Farel Bara et autres ñu ngi ciy liggéey ba sotti na donc incha allah je pense que ñu ngi waaj bëgg a doon ci ñi nga xamante ni sax ñooy njëkk a déposé seen candidature seen dossier de candidature pour la coalition Jàmmi Gox yi pour les élections législatives ñu ngi ci tàllal loxo nag di nga xamante ni mooy doomu Thiès ak doomu Sénégal parce que ñu jàpp ni assemblée nationale tey fii mu toll remarque bi nga ciy njëkk a def mooy la représentativité des jeunes ndaw ñi lu bari ci ñun suñuy génération lañ daan xeex ci mbedd bi lañ koy xeexee mais dañoo ni cette revendication populaire bi ne ci tali bi am na place ci biir institution yi en tout cas ñu loolu ñu gëm ndax de 2011 à 2022 je pense que su fekkee revendication rek amul fi ñu ko deful ci Sénégal fépp dem nañu fa di porter la revendication populaire des populations xam nañu lan mooy plaidoyer ci kaw ba ci suuf donc liggéey nañu ci lu bëree bëri mais à un moment donné li nga xamante ni ngay kaas di ko dem ci tali bi di ko xeex souvent dafay jot ngay dem ca chambre ba nga xamante ni ce qu'on appelle la chambre des représentants bi assemblée nationale mooy pencum ndaw réew mi ñu daal ko fay dem yóbbu ñu teg ko fa taataan ko fa dès lors que jafe-jafe yi ci wàllu yu bëree bëri population yi wax nañu ko te ñu xam ko donc fañ koy joyantee di ko fa waxtaanee war nañ faa mën a dem loolu mooñ ci boole di wax ni rek comme je le répète que dañu jàpp rek ni xeexu mbedd mi am na place ci biir institution yi donc suñu ko mayee beneen bi dinañ ca dem beneen bi aussi mooy au-delà de l'argumentaire bi nga xamante ni moo tax concernant l'argumentaire technique li ci des mooy li ñuy tuddee jeunesse tey il y a une faible représentativité des jeunes au niveau des institutions de la République tey soo demee conseil économique social et environnement presque les jeunes ne sont pas représentés amu gisoo fa benn ndaw soo demee au conseil de collectivité territoriale gisoo fa benn ndaw d'ailleurs sax en majeure partie ay mag lañ ñoo xam te ne lañ ba retraité soo demee assemblée nationale aussi daanaka soo rombee sama xarit sama jigéen Astou Soda soo ko tëbee amaatul ndaw ci réew moo xamante ni nee nañu ANSD bi nga xamante ni mooy agence nationale de statistique bi nga xamante ni mooy xaymaal état nee na li ëpp 65% de la population ay ndaw lañu c'est-à-dire que tey soo jëlee les 17 millions d'habitants yi daanaka plus de 13 millions d'habitants ñi ci ñoom ay ndaw lañu
donc su fekkee ci ñi yeewoo ci kër gi ay ñi ci ëpp ay ndaw lañu te ñoom fa ñuy waxtaanee mbirum kër gi ñoom dañu fa toogee ay coow rek lay jur loolu moom ay coow rek lay jur donc moo tax ñu ni nañu dem fa ñuy taataane mbirum réew mi ñu yóbbu fa ndaw ñi donc on va lancer une coalition boobu te dinañ ci woo ndaw ñi nekk ci biir Sénégal ci gox yi fasanti ko ñu ñëw ñu ànd ceeg ñun mag ñi ñu ñëw aussi jàppale ñu jigéen ñi ngir ñu mën a dem ci assemblée nationale incha allah. macha allah réew mi mën nañu gën a am yaakaar ci bu ñu amee ay jeunes yu mel ni Saliou Ndiaye mën nañ ci gën a am yaakaar surtout au niveau de Thiès ñu profité nag ndokkal ci ñi nga xamante ni bii ñoom la yàlla dogal ñu yëngu ci wàllu politique nekk ci Thiès moo xam ci fu ñu mën a nekk ak zone bu ñu mën a nekk ak ci coalition bu ñu mën a bokk ngir njariñu askan mi mais également ñi koy def ngir njariñu réew mi c'est très important ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax jëwee nañ la nitu social nga nit nga koo xamante ni bii yaa ngi soutenir femmes yi yaa ngi soutenir jeunesse bi mais également yaa ngi soutenir néew gi doole yi tey ban message ngay lancé ci doomu aadama yi ñi yàlla dénk wërsëg mën a leen gan ci ban jàppale la ñu war a mën a jàppale ñi ñu tane rawatina ñi nga xam te ne ñoo ko yittewoo. waaw loolu moom au delà sax xëy na balaa muy doon un comportement personnel en tout cas fekkee jullit ñi wala nga doon chrétien ak ci diine boo mënta nekk dañ la ko digal parce que nit ki des fois nit ñi dañuy am ay jafe-jafe et jafe-jafe yi ñi koy am seetuñu ku leen ko dimbalee ñii régler ay jafe-jafe tey. xëy na ñaari at wala ñeenti at ci ginnaaw ñoom amoon nañu ay jafe-jafe ñu réglé leen ko parce que àdduna noonu lay doxee wala ñuy réglé jafe-jafe yi tey aussi xëy na ëllëg balaa ñuy faatuwaat aussi am na ñeneen ñu réglé seen i jafe-jafe moo tax loolu pour man sacerdoce surtout bu ñu nekkee ci dëkk boo xamante ni ñàkk bi dafay fës dañu ne ci pays boom te ni Sénégal dañ ko classé parmi les pays PPTE ce qu'on appelle les pays pauvres très endettés les pays pauvres hyper endettés la ñu bokk nañ ci 25 pays yu gën a ñàkk ci àdduna bi ñooñu soo nekkee niveau de développement population bi mu nekk en moyenne bu tuuti kooku nit ñi fi nekk ba pare mu am inégalité de développement ci réew mi rek ngay gisee koo xamante ni dafay xëy am 500 000 par jour di toog ak di attaaye koo xamante ni du am juróom fukki dërëm par jour waaw loolu muy tudd inégalité ba pare ñu ne ci jàmm je pense que li ñu ko indil sax mooy yar la ndax réew yi mu am yëpp tàkk na tey am na ci réew yoo xamante ni tey fii ci Port-au-Prince nga xamante ni tey li ñu tuddee la guerre des gangs ma nga fa nekk ñi reyante yu bëree bëri lu ko indi du lu inégalité te Sénégal inégalité bi yàgg naa ko wax c'est une inégalité dangereuse il faut ñu supprimer inégalité ba nga xamante ni su ñëpp mënut a tollale aussi la leen di xaajale ci wàllu alal mën a wàññeeku mais ci réew mi da ngay gis ci dugg ci benn koñ gis ñoo xamante ni seen niveau de dund jafe na lool ñu den nag ñoo xamante ni seen dund kawe na lool loolu nag réew bu ne da ko war a mën a dindi beneen bi nag mooy aussi li nga tuddee mooy le rôle social de l'État état bi dégg naa ni danañ génne 43 milliards président Macky Sall neen dana génne 43 milliards daal di koy tas ci askan wi je ne suis pas contre le principe loolu war na mën a ne mais dama jàpp ni rek xëy na xaalis bi ñuy jël di ko joxe noonu muy nduroog sarax koo ko jox ren ëllëg da nga ko koy joxaat te loolu xëy na du amal njëriñ doomu aadama waaw man damaa jàpp ni dañu war a nekk ci politique boo xamante ni ku ñu jox ren ëllëg da ngaa bokk ci ñuy joxe mais su fekkee liste bi ñuy jox 98 moom la ñuy jox ba 2023 mooy la ñuy joxe amul njariñ ndax ñañ koy jox tax dindiwul ci ñoom ñàkk ba ña ngay continuer joxe ña ngay continuer di tàllal seen loxo plutôt donc li ma ciy gis mooy comme ni ko Azaka jàngalee alal su génnee nga dajale ko ci ay portions yu mag tànn ci ñeneen ñi mu doon financement ci ñoom ñu jëlee leen ci ndóol même su fekkee une population de 2 millions de personnes nga ciblé wala 5000 personnes wala 500 000 personnes nga ciblé nga jël 500 000 yooyu nga wàññi ko ba mu doon 5000 yoo xamante ne leer nañu ni 5000 yooyu dootuñu tàll loxo moo gën nga dajale 1 million de personnes jox leen 1000 francs te suñ jugee ci yow dañuy dem ci kër keneen di ko tàllal je pense que noonu la état di fonctionner mais système de distribution généralisé et collectif de l'argent public bonul waaye dañ koy defee noo xamante ne xaalis bu yàqu la rek ndax su fekkee da ngaa woo sa waa koñ ñëpp ñëw taxaw ku ne nga jox ko 1000 francs ne ko demal añi suba suñu xëyee ñëpp danañ ñëwaat ndax su boobaa joxoo leen lu ñu añee ñoom añu tey nga leen jox mais soo dajale woon loolu ba daana ci juróom fukki nit jox leen ci loo xamante ni ku ci ne dana def ba nga xamante ni moom ëllëg du ñëwaat ñaan si an ëllëg ñooñu mën nañ la accompagner ci loolu ba ndool wàññeeku donc man politique sociale boobu laa gëm loolu nag di ci lancer appel au-delà même de l'État du Sénégal Thiès tamit je le répète Thiès aussi bokk na ci dëkk yi ëpp social man Thiès vraiment dama ko remarqué ci fête di ñëw ci loolu malgré que sax parfois dina am ay connotation politique mais grawul
mais Thiès gis naa ci ay doomu Thiès yu bëree bëri yoo xamante ni danañ génne seen alal muy soble muy pomme de terre di rey ay nag am na ñoo xamante ni sax kenn du ko yëg ñu ngi rey ay nag di ko def ci korte gi ñooñu xëy na ñooñu sax ñu ëpp yool mais Thiès bari na fi nit ñuy defal yàlla lool ñooñu nag ci ñi ñu xam ak ñi ñu xamul ci ñi ñu yëg ak ñi ñu yëgul ñi bëgg gis ñu gis leen ak ñi bëggul ñu gis leen yàlla na leen ci yàlla teral yàlla na leen ci yàlla teral ñañ koy jox aussi yàlla na leen yàlla dimbali ba ëllëg du ñu bokk ci ñi ñuy jox ñoom ñuy bokk ci ñuy joxe. jërëjëf kontaan nañu lool ñu amoon mbégte ñëwoon ci bésu korité gi ñëw doon la déwénati également internet yi nga xam te ne ñooy seetaan Général TV tey lan mooy nekk sa mot de la fin mais également ban message ngay bàyyil askan wi ci li nga xamante ni bii moom la ñu nekk di ko dund mais également li ci suñu kanam. waaw fi may tëjee mooy xëy na di leen jaajëfal di ñaanal aussi Général TV mu doon télé bu mag télé bokk télé yi gën a fës ci réew mi ndax li may wax naan man su ma gisee des initiatives portées par des jeunes damay kontaan lu bari ndax dama porté initiative yu bëree bëri damay nekk ndaw ba léegi maa ngi nekk ndaw mais dama ci gis xam li ci ne ci jafe-jafe gis li yombul ay gis des jeunes qui s'organisent di porter des projets yoo xamante ni dafa am dimension bu extraordinaire loolu ku ko ci nekk rek war nañ ko mën a ñaanal di ko jaajëfal loolu laay njëkk a def ñaanal Général TV mu bokk ci télé yi gën a mag ci réew mi beneen bi aussi mooy ñaanal Thiès bi ñuy yeewoo mu doon ville boo xamante ni une ville bu am sécurité mu doon dëkk bu am koom-koom doom dëkk bu am jàmm di ñaanal Sénégal ci élection yi ñu jëm yàlla def mu doon élection yu am dal ñun nag yéene bi ñu ci am ngir dem ci pencum ndaw réew mi yàlla sottil ko ànd ak ñun nag ngir changer la tendance mooy yóbbu ndaw yu baree bari yu mel ni ñun ñu dem ci Assemblée nationale su boobaa je pense que débat bi mën nañ ko gën a orienté ci li nga xamante ni mooy njariñu askan wi dès lors que ñun ñu ngeek askan wi heure bu ñu yeewoo. jërëjëf mbokk yi bekk nañu lool ci ñëwoon gi nga xamante ni bii ñëwoon nañu ko fii ci commune bu Thiès Ouest fekk si woon ki nga xamante ni bii mooy monsieur Saliou Ndiaye di responsable politique doon quelqu'un koo xamante ni bii wax naa ko tout à l'heure bi ñuy commencé réew mi ràññee nañu ko lool ci développement mais également ci social bi nga xamante ni mi ngi koy def mais ci wàllu politique aussi fexe na ba dëggal ci boppam ba wane ci li nga xamante ni bii mooy compétence am mbégte nag àndoon ci caméra bi ak Seydou Sow ci micro bi seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey di xaritu mboolem ku baax ku bëgg lu baax tey def lu baax di wax lu baax di jeetaa la l'homme des deux générations yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal ku ci nekk nga am jàmm mu ci jàmmarloo ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jërë ngeen jëfati merci beaucoup